doon corona amba corona nañu xeex corona leneen waroon na unir àdduna te du doon corona amba corona nañu xeex corona leneen waroon na unir àdduna te du doon corona. Amis internautes du centre de santé Annette Mbaye Derneville de Ouakam ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen beneen entretien waaye tey tamit aussi dañ koy wax rubrique santé bien-être parce que tey dañuy waxtaanee li nga xam ne phénomène la mën nañ ko wax instant bi tendance la mooy li nga xam ne mooy Covid-19 nag nekk feebar bu nga xam ne lëmbe na àddina waaye jamono ji def see raw ñu gën ko xamee ci li nga xam ne mooy variant delta bi nga xam ne moo am ci réew mi gis ndaw yeeg mag ñi ñëpp feebar mais surtout ci ndaw yi tey ñu dalal ki nga xam ne moom mooy docteur Oumar Diop nekk fi nga xam ne mooy centre de santé Annette Mbaye Derneville de Ouakam ñu war a waxtaan ak moom docteur Diop ñu ngi lay nuyu. Sidia maa ngi lay fay di am mbégte lool ci àndaat ak yéen ci beneen émission di leen remercier aussi ci opportunité bi ngeen ma may pour communiquer ndax fi ñu toll nii communication rek moo ñu war. Merci beaucoup. jërëjëf docteur Oumar Diop yéen a ngi seen émission wala entretien ba tey dalal docteur Diop ñu war a waxtaanee tey ci li nga xam ne moom mooy Covid-19 variant delta docteur Diop ñu bëggoon xam rek nan nga gisee mbas mi actuellement fi nga xam ne mooy Sénégal. waaw yaakaar naa ne mbas mi moom ñëpp teg nañ ci seen bët Sénégal jóge woon na ci première vague boobu nit ñi boo seetloo le 2 mars la woon boobu ak léegi ça fait 16 mois. nit ñi di door a découvrir lan mooy coronavirus ñëpp am ci tiitaange koñ bu ñu dégg ne corona ngi fa sax doo fa jaar donc ñëpp tiitoon ci ñëpp ànd aussi xol yi manko àndandoo xeex feebar bi ba mu stable ci dëkk bi relâchement daal di am ñu daal di dugg ci beneen vague bu ñuy wax deuxième vague bi aussi ñu àndandoo xeex ko avec les moyens du bord te terewul jot nañu stabiliser chiffres yi ba nga xamante ne deuxième vague bi dem na ba stable ba ngay dégg naan ay ñaari cas ñetti cas moo am suñu demaatee ba ngay dégg ay presque 1000 cas par jour yaakaar naa ne dafa gën a takarnaase te daf ñuy wan que ne ñu ngi dugg ci troisième vague nag scientifique yi dafa am ay critères bien définis pour parler d'une nouvelle vague. Critères yooyu yëpp scientifique yi d'accord nañ que ne ñu ngi ci. Donc ñu ngi en plein dedans dans la troisième vague. dëkk bi yëpp. gis ngeen temps yi communication yi commencé waat na centre de traitement yi nga xamante ne tëjoon na. yu ci bëri tijjiwaat nañ ko. parce que mbas mi mu ngi ñuy bëgg a ëpp doole. te ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi di ko xeex. xam nañ ci dara. jërëjëf docteur Oumar Diop coronavirus nekk virus bu nga xam ne day changer parce que am na émission yu ñu defoon temps yee passé ba nga doon wax ne ñun sax médecins yi li ñu war a xam exactement ci virus bi xamaguñ ko tey loolu da ñu koy confirmer ak li nga xam ne mooy variant delta bi nga xam ne moo am. tout à fait Sidia ñëpp je pense def nañ constat bi booy seetloo émission yi ñu weesu mës naa fi wax ne coronavirus bi c'est la partie visible de l'iceberg li ñu xam lu néew la ci li ñu xamagul chaque fois ça nous réserve des surprises waaye surprises yooyu yëpp dafa fekk ne scientifique yi xool nañ ba gis li ko war a xeex mais ñëpp ànduñu ci respecter consignes yi ba nga xam ne mën na fi jóge résultat forcément dina jur ay variants yi ci ñi mu gën a feeñe mooy ñi nga xamante ne ñàkkuwuñu ñooñu ñooy développer yenn variants yi ba nga xam ne day commencer di circuler un peu partout. Donc virus bu duggee sa yaram gis ne yow say soldat mën nañ ko neutraliser faagaagal ko moom it dafa am ay pexe boppam dina def tout pour soppeeku changer forme bëgguma dugg dans les détails scientifiques pour ñëpp mën ko comprendre rek pour être simple. Changer forme ba nga xamante ne soldats yi nga xamante ne mii noonu nañ ko war ko faagaagal duñ ko xàmmeeti ba nga xam ne dina jur yeneen problème variant fu mu amee di nga gis ne
traitement yi aussi dana changer. parce que du mekk même traitement que yi passe. variant fu mu amee symptôme dina changer donc di nga gis tel variant moom day def sëxët ak yaram wu tàng. tel variant di def biir bu daw. wala bopp buy metti kese. tel variant def sa bakken mun du mën a xencu yenn xet yi. yooyu yëpp dañ koy gis variant bu nekk ak symptôme yu mu mën a indi. variant bu ne ak traitement bi nga xamante ne moo aju ci moom. te variant yu bees yu feeñ aussi dafay impliqué nit ñi xalaataat ci yeneen ak yeneen i vaccin pour mën a contrer genre type de variant yi. jërëjëf docteur Oumar Diop ami internaute du centre de santé Hann Mbaye Derneville de Ouakam yéen a ngi ba tey seen entretien bi nga xam ne amal nañ ko ak ki nga xam ne moom mooy docteur Oumar Diop tey ñuy waxtaan ci li nga xam ne mooy situation Covid-19 au Sénégal docteur Oumar Diop ma dégg say naataango yu bari jamono ji ñu gis ñu bari feebar ñii naan palu la ñii naan grippe la. mais ma gis sa naataangoo yu bari def sorti ci réseaux sociaux yeeg WhatsApp yeeg yëpp di wax population bi que ne grippe amul palu amul jamono ji feebar boo fi gis pratiquement li ci ëpp Covid-19 la ma bëggoon na nga defal ma leeral ci loolu. waaw effectivement comme l'ont si bien dit nos collègues période bi en général miinuñu grippe kenn du wax nag ne patient bi lii du grippe mais période biñ toll nii. miinuñu si di am ay cas yoo xam ne grippe la période bi palu la ñuy gën a gis waaye ñi nga xam ne ñu ngi développé ay symptômes grippe suñu xel dafay dem si wàllu coronavirus donc ñi nga gis ñëpp ñu naan dama grippe dama soj dama sëxët ay coono tabaski bi laak ay temps yi dama sonn lool coono bi may yéeg sama liggéey sama kii demal hôpital ñu seet xool ndax du coronavirus parce que variant yu bees yi nee naa la fu variant feeñee symptômes yu bees feeñ donc grippe luñ koy gën a gis mooy période seddaay période yi nga xam ne des fois grain li ñuy wax allergènes yi day circuler ci la ñuy gën a gis feebar yooyu mais période bi ñu toll nii période tàngaay la jaaduwul miinuñu ñuy gis grippe donc fu grippe feeñee wala nit ñëw hôpital ñu muy développer ay symptômes de grippe suñ xel day dem ci wàllu coronavirus ndax coronavirus boo xoolee moo grippe dañu xaw a nuroo ay signes bien vrai que coronavirus mën nga ko am te doo am benn signe mën nga am bopp buy metti kese mën nga bañ a am dara te pourtant mu ngi sa yaram te tu es potentiellement un contaminateur mën nga di contaminer ay nit sans le savoir donc nit ñi daal ku si yëg dara bu fi toog di baxal ay décoction di ko naan wala nga ne coono tabaski bi la wala waaw dama demoon tel ou tel endroit coono bee ma jàpp demal hôpital rek ñu seetal la bu dee grippe la dinañ la wax bu dee coronavirus la aussi test yi c'est disponible maintenant ñu defal la test xam foo toll te plus ñu teel a commence traitement plus nga mën si teel a génn ñu gis benn tendance que jamono ji jeunes yi ñoo gën a feebar et que même bu ñu defee test kii Covid bi sax jeunes yi ñoo gën a positif mag yi bu njëkk ba moom lañ gisoon lañ doon sonal mais léegi gis nañu jeunes yi lañ gën a sonal est-ce que vaccin yi ñu joxoon tranche d'âge mooy mag ñi ñooy plus de 60 ans yi ñooy vacciné wu est-ce que loolu daf si am rapport ak jamono juñ toll. waaw certainement war na am rapport parce que deuxième vague bi def nañ tout indi fi ay vaccin ne cible prioritaire yi mooy ñun ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci hôpital yi cible prioritaire yi mooy personne âgée cible prioritaire yi mooy koo xamante ne xëy na sax doo personne âgée waaye am nga yeneen xeetu jàngoro yu nekk sa yaram ñu privilégié ñooñu léegi ñooñu bi ñu jotee jël vaccin bi troisième vague ñëw ajouté wu ñi nga xamante ne jëluñu vaccin bi dañuy exposé wu ñoom te nee naa la sànq si suñuy njëlbeenu waxtaan fépp fu variant feeñ amaana signes yu bees dina feeñ amaana symptômes yu bees dina feeñ amaana traitement yi dinañ ko xaw a changer tuuti amaana population bu mu miinoon ne moom lay jàpp dana changer di jàpp des populations beaucoup plus jeunes variants yi ñooy def loolu te tamit li nga wax dafa am solo deuxième vague bi dañu vacciner ñu bëri ci sujet âgé waaye troisième vague bi bu mu ñëwee ñi nga xamante ne vacciné wu ñu leen woon tamit muy les sujets beaucoup plus jeunes naturellement ils seront exposés d'où l'émergence de tant de patients yi nga xamante ne dañuy ñëw étant jeune
souffrant de symptômes sévères de Covid. boo demee centre traitement yi tey am na ay mag. am na ñu amee ay pathologie comme am na ñoo xamante ne ay ndaw lañ amuñu benn feebar te pourtant corona mu ngi leen fa tëral. d'où l'importance vaccination boobu ñu doon wax. tey Sénégal nii am na près de 600 000 vaccinés. presque 700 000 693 000 personnes vaccinées au Sénégal actuellement. Population ñaata lañ 14 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Non, bien sûr. Même pas 1 million de vaccinés boo demee France. rien que AstraZeneca. vacciné nañ si 21 millions de Français. sans compter yeneen vaccins yi. ñoom vraiment il y a une large couverture. yooyu aussi ñu si interpeller suñu autorité. ñu def seen kentalaay kàttan. prioriser vaccin yi. dugal ko Sénégal fépp foo mën a dem. nga mën a vacciner wu te doo sonn parce que combat bi. foofu la. vaccin. arme la. mesure barrière la. waaye mesure barrière boobu il faut ñu def lépp. toutes les possibilités nécessaires. pour que ñi mën si jot. mën a xeexandoo mbas mi. et que lan ngay wax ñi nga xam ne ñooy wax tey des fois dañ koy gis ci réseaux sociaux yi ba tey parce que réseaux sociaux yi dañuy influencer gis nañ ci réseaux sociaux yi ñoo xam ne dañuy génn ay vidéo naan vaccin yi baaxul dañ ci def telle composition ñu bëri nag ragal vaccin yi looy wax ci loolu. loolu c'est tout simple man daal dama yaakaar ne nit balaa ngay divulguer sa information xam nga quelque chose de banal da ngay jot sa téléphone benn information nga partage. man pour man bokk na ci maanu information boo jot sa téléphone balaa nga koy partager sax na la leer ne kii lu muy wax lu aju la lu dëggu la. suñu borom subhanahu wa taala wax na ko. fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. nañ ñu déglu borom xam-xam yi ñu xamal ni. nit bu dugalee vidéo ci internet bi. balaa nga koy divulguer wala balaa ngay gëm lu mu wax xoolal kii di wax kan la d'abord. est-ce kii di wax scientifique la. est-ce qu'il maîtrise le domaine dont il parle? Est-ce que c'est quelqu'un qui est internationalement connu? C'est important. xam nga benn docteur jóg bu jóg fële rek ñëw tey ne ku fi vacciné wu da ngay dee. kenn du ma gëm. mais tey jii buñ jëloon ku mel ni professeur Raoul nga xamante ne sur le plan international. xam nañ kii ban université la bokk xam nañ fu mu jàngee xam nañ xam-xamam fu mu waxee nit ñi dinañ ko jël au sérieux. donc ñu bàyyi xel ci loolu bu baax les fausses informations les intox sur le net. nañ ci def attention nit bu génnee dugal benn vidéo wala véhiculer benn information nañ xool source bi fan la. toujours ñun médecins yi amuñu problème boobu parce que toujours dañuy wax ne evidence based médecine basée sur des preuves. lépp lu amul preuve ñun duñ ko xool donc de la même manière nit bu jëlee dugal vidéo am ci internet xoolal identité kii di wax ndax scientifique la ndax borom xam-xam la ndax il est connu fan la bokk ndax doon na dugal ay publication yoo xamante ne ñëpp nangu nañ ko sur le plan international c'est important mais bu ñu jóg rek divulguer benn information comme ça ñu gëm ko di ko véhiculer loolu man pour man bokk soxlawul sax ñu siy communiquer ñàkk maandul. jërëjëf docteur Oumar Diop ba tey yéen a ngi seen entretien wala rubrique santé bien-être waxtaanee tey si li nga xam ne mooy situation mën naa ko wax état d'urgence actuel li nga xam ne mooy Covid-19 au Sénégal docteur Oumar Diop ma ñëw si la fiabilité des vaccins est-ce que vaccin yi c'est fiable à 100% est-ce que tey nit ku vacciné wu dootul Covid wala nit koo xam ne bu vacciné woo tamit mën na Covid. effectivement s'il y a vaccin bu am 100% fi ñu toll nii amul 100% d'efficacité amul vaccin bu nekk am na taux d'efficacité buñ la assimilé lu mel ni AstraZeneca déggoon ngeen fan yële coow li bëri lool ci Astra te pourtant fi ñu toll nii Astra mooy vaccin bi nga xamante ne boo ko defee dëkk bu la neex doxoon parce que bokk na ci vaccin yi ñu gën a reconnaître sur le plan international. Astra boobu nee nañ à peu près 95% d'efficacité boo jëlee vaccin bu mel ni Sinopharm 84% d'efficacité donc yëpp dépassé nañ de loin 50% d'efficacité donc yëpp a baax boo jël baax na mais amu ci benn boo xamante ne nekk na à 100% même bu nekkee sax vaccin boo xamante ne à 100% la sax du la tere am Covid parce que nañ delluwaat à la base lan mooy principe vaccination du question jàngoro du la aar ci jàngoro bi bañ a dugg sa yaram da lay aar ci jàngoro bi nga bañ a développer soit ay signes wala mu bañ la sonal ba ngay dugg
dans des états sévères mooy ñi nga xam ne dañ leen di yóbbu réa di leen defal ay oxygène ak yooyu képp ku vacciné wu xëy na vaccin bi dina la aar ci forme sévère yooyu waaye vaccin bi boo ko defee terewul tamit boo respecté wul li nga war a respecté sol sa masque di raxasoog yooyu boo demee fu am Covid mën nañ la wàllu Covid même si boo defee sa dose yi nga war a def yëpp parce que j'aime bien l'anecdote de docteur Mansour internationalement connu moom souvent day génn di def ay vidéo la fois passée mu ngi joxe benn anecdote boo xam ne neex na ma trop mooy nga dem fenn foo xamante ne am na guerre ñu ne dañ lay solal gilet pare-balles gilet pare-balles bi mooy vaccin bi day tax bal du la dugg waaye tamit sol sa gilet pare-balles ba pare dugg si fi nga xamante ne fa la bal yi di gën a tàkkee nga taxaw dugg fa parce que sol nga gilet pare-balles mais bu ñu la doolee balle perdue yaa ko yóbbee sa bopp donc non seulement da ngay vacciné wu ba pare mais tout en respectant les mesures barrières bañ jàngoro bi dugg la parce que n'oublions pas même boo vacciné woo jàngoro bi dugg sa yaram nga yëg ko ñàkk yëg mën nga wàll keneen te boo wàllee koo xam ne vacciné wu wala koo xam ne dafa fragile wala am ay feebar mën nga ko indil loraange effectivement jërëjëf docteur Diop beneen question bi ma lay laaj est-ce que yéen dans tout ça yéen médecins yi est-ce que vraiment am ngeen maîtrise li nga xam ne moom mooy coronavirus bi waaw Sidi comme ni ma ko waxee woon ak sa njëlbeen coronavirus c'est la partie visible de l'iceberg li ñu xam ci coronavirus man jàpp naa ne lu néew la ci liñ xamagul waaye quel que soit alpha dëkk boo dem ñëpp d'accord nañ ci ne on a qu'une seule arme fiable à 100% c'est les mesures barrières c'est les mesures barrières feebar bi fu mu toll nii képp koo xamante ne yaa ngi respecté mesures barrières képp koo xamante ne def nga vaccination nag vaccination ci mesures barrières yi la bokk def nga ko njortu nañ ne tu as peu de chance coronavirus sonal te loolu moom mooy caabi bañ a am feebaru coronavirus di wax internet yi rek mën ngeen di wéy di abonné suñu chaîne YouTube Instagram LinkedIn Twitter ak suñu site internet bi di nga xam ne mooy www.centre-de-santé-amd.sn ñu ngi dalal ki nga xam ne moom mooy docteur Oumar Diop di nuyu ki nga xam ne mooy le président du conseil de direction di monsieur le maire de la commune de Ouakam di monsieur Samba Bathily Diallo teg si le secrétaire exécutif du CDS di monsieur Pape Biram Diouf docteur Diop li ma la bëggoon laaj rek mooy tey boo doon wax population yi lii xew ci hôpital yi ci centre de traitement yi situation bi fu mu toll actuel lan ngay wax population yi parce que ñu bëri réeree nañ bu ñu leen waxee ne hôpital yi dañu fees duñ ko gëm bu ñu leen waxee ne cas de décès yi dafa bëri duñ ko gëm ñu bëri ñu ngi leen koy wax duñ ko gëm looy wax population bi ci loolu. de toute façon Sidia sénégalais moo mel noonu ñu ci ëpp tant que feebar bi dalul la doo ko gëm. tant que amoo sa papa wala sa yaay wala sa mbokk boo xam ne feebar bi dal na ko ba ñu dugal ko réanimation doo ko gëm. ñun ñi nekk ci milieu bi sonn nañ trop Sidia sunu horaire yi dañ daan liggéey 8h ba 16h wala 17h boo ayee garde nga fanaan waaye léegi ñun ñëpp sonn da ngay xëy 8h presque minuit 1h du matin ngay dugg sa kër boo ñibbi sa kër sa yow da ngay ragal parce que yaa ngay xalaat njaboot bi nga bàyyi sa kër yaa ngay xalaat ñibbi wàll sa njaboot bien vrai dinañ jël suñuy précautions yëpp ci hôpitaux yi mais c'est extrêmement compliqué nee naa la Sénégalais yi 14 millions d'habitants ñaata la ñu vacciné 673 340 à ce jour vaccinés c'est encore peu na autorités yi gën a góorgóorlu gën a indi vaccin yi bu njëkk ba nit ñi gëmuñu woon vaccin bi dunduñu woon vaccin léegi ñu ngi accumulé wu ci centre de santé yi fees del 5 heures du matin la ñu ñëw pour mën a am vaccin ça veut dire que la volonté est là les gens veulent se vacciner loolu nag il faut que autorités yi jàppale ñu ci te nit ñi aussi ngir yàlla war a suul yi nañu gën a góorgóorlu ci mesures barrières yi nañu gën a góorgóorlu ci mesures barrières yi da ngay génn fii léegi rek ci buntu hôpital bi gis transport en commun yi ni ñuy rombe aucune mesure barrière les gens ne portent pas de masque wala bu ñu solee masque pour mën a fay la dugg ci bis bi toog bu ñu toogee dindi nañ seen masque à quoi ça sert nga war a dem ci benn structure ñu ne la fii kenn ku fi yorul masque doo fi dugg nga takk sa masque ba mu rafet dugg dindi sa masque à quoi ça sert affaire bi ça interpelle la responsabilité individuelle
ça interpelle la responsabilité individuelle ku ne war nga góorgóorlu si loolu. masque da nga koy takk ko correctement muur gémmiñ muur bakkan. parce que nee nañ la doomu jàngoro bi mën na jaar si sa bët. bu dee da nga sa loxo dafa am virus bi nga toxoñ sa bët mën na fa jaar. mën na jaar sa bakkan boo ko noyyee mën na jaar sa gémmiñ bu fekkee sa loxo dafa laal sa gémmiñ waaw lan moo baax si sol masque ba pare wàccee muur gémmiñ bi bàyyi bakkan bi noonu. à quoi ça sert. boo ko noyyee mu dugg la. nga lor sa njaboot wala nga lor sa bopp. effectivement na si ñi góorgóorlu. hôpital yi vraiment ñun sonn nañ. dañuy am ay malades yoo xam ne dañuy tëdd fii doo am oxygène doo am foo leen dugal centre de traitement yi dafa fees dell. malade dañuy obligé daw à domicile di leen assister. le temps ñu trouver place ci centre de traitement yi ñu xam. waaye malade boobu tëdd à domicile bu demagul centre de traitement te soxla oxygène amul oxygène. kooku dafay décédé. te commencé na am. ñaata nit a décédé ci seen kër yi te Covid moo leen rey. ñaata nit lañ waroon wallu wallaahi ça fait mal dara gënul metti nga tiim sa malade. mu leer na ne lii ak lii moo ko war a faj. waaye amoo moyen yoo ko faji dafa metti ci xol. perdre benn patient boo xam ne comme ça juste parce que dafa soxla woon oxygène yow amoo oxygène. docteur bi mënul tëb créer oxygène. dafa am ay machines yu ñuy teg ak yooyu mooy créer oxygène. malade bi mën a rawale malade bi dund. mais yow mi nga xamante ne tu connais ce que tu dois faire pour faj malade bi. xam nga li nga war a def. mais amoo moyen vraiment ça fait mal. na nit ñi gën a góorgóorlu. mesure barrières yi ça coûte pas cher. masque wàcc na. benn masque 50 francs 100 francs nga am sa masque. boîte masque bi premier vague bi amee ku ne xam ne ñaata la doon jar. fi ñu toll nii boîte masque ñaata lay jar. ku ne war nga ko jënd. si endroit yi ngay gën a nekk sa biir oto nga bàyyi fa boîte masque. sa biir kër nga bàyyi fa ay boîte masque. fi ngay liggéeyee nga bàyyi fa boîte masque. nga xam ne amul fenn fooy toog fàtte ne sa solo masque te doo am masque boo yor. di raxas sunu loxo yi. sa kër boo fa yeggee raxas li ngay njëkk a def mooy raxas say loxo. li ngay njëkk a def dàll yi nga sol sa doon traîner si hôpital bi. am nga droit nga désinfecté ko balaa muy dugg si kër yi. c'est important. ñun personnel médical yi des fois suñu yére yi nga xamante ne moom la ñu ñëwee hôpital sax. ragal nañ bu ñibbi suñ kër sa yóbbaale da nga koy bàyyi sa bureau sol leneen ñibbi sa kër pour sàmm sa njaboot mais loolu dafa metti ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de concentration pour ne pas choper la chose là donc nit ñi nañu góorgóorlu am nañ des mesures barrières c'est efficace am nañ un vaccin c'est efficace vaccin du lenn lu dul ma jox la benn exemple nga nekk ci benn daara ñu ne ñi ñooy membre daara bi keneen ku fi dugg tu es étrangère léegi nan lañ mën a def ne pour xàmmee ñi nga xam ne ay étrangère la dañuy jël benn photo wan ko ku nekk ne ko telle personne bu fi dugg see kii bokku fi wan ku nekk ñu wan la photo bi ne la kii ak kii bu fi duggee bokkuñu ci daayira bi bu fi duggee xeex leen loolooy vaccin dañuy jël juste benn genre virus la daal di koy rey dooleem yëpp nga xam ne du indi benn jàngoro ñu wan ko sa yaram mu miin ko xàmmee doomu jàngoro bi xam ne lii mooy coronavirus bu ko xàmmee rek sa yaram day defar ay soldats yoo xam ne pare nañ taxaw nañ pour xaar bés bu la duggee ñoom dañuy am réactivité jàngaloon nañ leen ko wanoon nañ leen photo coronavirus bi nu mu mel ba ñu miin ko ba xàmmee ko bu duggee rek ñu faagaagal c'est ça le principe de la vaccination mu ngi fi mesure barrière la simple demal ñu vacciner la nga aar sa bopp aar sa njaboot mesure barrière yi c'est simple demal nga def nga appliquer tout le monde est tranquille mais rythme bu mu nekk nii bu continuer man musiba bi may gis suñ kanam yàlla nañ ci yàlla musal yàlla bu mu am yàlla na fi yàlla jële mbas mi ñu delluwaat suñuy activité comme auparavant man daal loolu laay ñaan sénégalais ñu gën a góorgóorlu ci mesure barrière bi te état bi nañu jàppale vaccin yi gën a ñëw gën a dugg dem fépp te mu yomba am nañ ci góorgóorlu te dëgg la si message fort yooyu nga xam ne docteur Oumar Diop joxe na ko si loolu la ñuy appuyer parce que tamit faw ñu wax ak askan wi di leen wax ne ku nekk yaay sa magum bopp ku nekk yaa mën a sàmm sa bopp ñoom li ñu mën mooy boo leen ñëwee hôpital ñu am taxawu leen waaye nag taxaw bi si njëkk day commencer si ki xam ne moom mooy nit ki mooy lan di sol di utiliser li nga xam ne moom mooy alcogel yi di sol masque am correctement ni ko docteur Diop waxee aussi tamit boo génnee si mbedd mi boo ñëwee raxasal say loxo boo amee gel tamit
utiliser ko tamit aussi di respecter li nga xam ne moom mooy distanciation yi ñu xam ne joxe nañ ko ku dugg ci transport en commun yi tamit jarul ngay jël masque bi wàcc ko sa gémmiñ naan dama am problème nooyi wala dara parce que temps bi ngay def ci bus bi rek mën nga ci attraper feebar bi comme feneen ak feneen donc li ñuy wax population bi rek mooy nañu farlu te xam ne feebar bi lu fi nekk la te jugeegu fi te li ñu mën a def rek mooy jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci li nga xam ne mooy corps médical bi docteur Diop ñu ngi kontaan vraiment dalal la tey suñu xam ne suñu émission di wax sa dernier mot mooy lan. waaw sama dernier mot rek message de sensibilisation la rek di ñaaxaat nit ñi rek nañu gën a góorgóorlu ci mesure barrières yi. takk masque correctement. Port de masque te tu ne le portes pas correctement ça ne sert à rien du tout. sol masque correctement raxas suñu loxo yi. fu ñu toll boo mënul raxas sax nga wut sa benn alcool gel dugal sa poche. foo toogee rek raay sa loxo. loolu moo ñu si mën a musal. te dem ñàkku ji nañ ñëpp ñëw en masse ñàkku. état bi tamit dimbali ñu yombal vaccin yi ba foo tëbee sax. gis vaccin mën a ñàkku. yombal ko askan bi. di leen remercier yéen itam si opportunité bi ngeen ma may. toog fii di waxaat ak internautes yi. di leen remercier si message bi ngeen ma porté pour ma ñëw di waxaat pour mën a sensibiliser population bi. maa ngi leen siy gërëm bu baax a baax si di jërëjëf docteur Oumar Diop di leen wax rek ne li nañ leen indiloon tey si seen émission rubrique santé bien-être wala seen entretien di ko remercier di ko sant si leeral yi nga xam ne apporté na ko population bi ñu xam ne mbas mi lu fi nekk la du ay fo dama koy préciser waat du ay fo ñu ngi nekk si centre bu nga xam ne chaque jour ñu gis fi ay cas chaque jour ñu gis fi ay malade Covid yoo xam ne dañuy perte sax des fois te day am ci centre bi loolu foog ñu wax ko population pour ñu xam ko donc sensibilisation boobu dañ koy defaat encore une fois dama koy def ci sama bopp di ko def ci docteur Diop di ko def ci képp koo xam ne yaa ngi nekk fii Sénégal nekk Wakam di fréquenter tamit aussi centre de santé Hann Mbaye Derneville si noonu laay remercier ki nga xam ne mooy le président du conseil de direction comme ni ma ko waxee woon muy monsieur le maire de la commune de Wakam monsieur Samba Bathily Diallo teg ci monsieur Pape Biram Diouf le secrétaire exécutif li nga xam ne mooy ñoo composé staffu Pape Biram Diouf bi yëpp di leen dox dig daje ba beneen ci seen beneen entretien jërë ngeen jëf docteur Diop jërëjëf. merci Sidia jërëjëf. amba corona nañu xeex corona leneen waroon na unir àdduna te du doon corona amba corona nañu xeex corona leneen waroon na unir àdduna te du doon corona amba corona nañu xeex corona